Meilleur chroniqueur du jour moom nommé naa ko Siré quoi franchement bravo quoi tey moom tubaarkàlla tey moom sa domaine nga dugg aywa Mouhamed nañ def. Aïcha léegi jot ñu tàmbali ak tribune yéenekaay li ci gën a fës Yacine ñëw na ci daganal gi ñu bëgg a daganal wàllu homosexualité wala lànk ndaare gi ci ñenn ñi bëgg a teg loxo bokk na ci Sénégal mi bañ pression bi nga xam ne tukkee na ci ñi ñu duppee réseau lobby LGBT plus que bi nag moom amuma ci xam-xam Aïssata Tall Sall xaaj moom mi ñu dénk suñu diplomatie affaires étrangères moom itam def na ci ak taxaw seetlu déclaration ne Sénégal du mës a nangu lu jëm ci wàllu légalisation homosexualité fii ci même réew du Sénégal tey ci àllarba gi la yéen it ci ay association ak juróom-ñaar ci ay député bëgg yóbbu projet de loi ba ci assemblée nationale am na yéen it ci ay député nag ñu ne ñoom duñu ko wote alors Dame Mbodj am na lu mu leen waxoon nee nañ daañu leen wiri pande Walf Quotidien xëtam bu njëkk Yacine dikkaat na ci scandale en répétition au plus haut sommet état bu Sénégal dafa mel ni lu ñu fiy tudd ci scandale ci kër yu ci mel ni Poste Lonase Trésor Sarr réew mi foo lamb daanaka scandale et à coup de milliards ay milliards ci suñu koppar loolu nag vraiment bu ñu fi amee fukki teenu ay pétrole sax yaakaar naa du jëriñ dara ndax lu jëm ci wàllu scandale yi bëri na lool te amul ki wawuñu ci kenn vraiment defuñu ci xëy na ay leeral ci wàllu woowee sénégalais yi daal ñoo ci xëy di wax saa su ne kon Walf Quotidien taxit dikkaat na ci ni ki tey ci suba ci scandale yooyu ñu nemmeeku ci kër yu ci mel ni Poste Lonase Trésor ak Sarr dañuy ñëw ci yéenekaay bi di Vox Populi dikkaat ci li nga xamante ni moom moo soxal exploitation ressources pétrolière beeg gazière bi wax nañu ci lu toll ci ñaar fukki ci ay junni taftal juróom-ñaari téeméer ak juróom-ñeenti fukk ci ay milliards la ñu ciy xaar ci fanweeri at yi yu ñu jëm muy 20 790 milliards de francs CFA Fofana nag ak Siré nee nañ dafa tuuti ci boo koy xool 700 milliards at bu nekk ci ku xam pétrole donc directeur général bu Petrosol moom joxe na chiffres yu mag yi wax na ne lu toll ci 9350 milliards de francs CFA ñu ngi koy xaar ci Grand Tortue Ahmeyim 8195 milliards ñu ngi koy xaar ci Sangomar 3245 milliards de francs CFA ñu ngi koy xaar ci Yaakaar Teranga bi mu mel ni kon développement industriel bi ci mu booster ko pétrole boobee ak lépp lu nga xam te ni soxal na koom-koomu réew mi ñu jëm ci passeport diplomatique yi Vox Populi itam dikkaat na ci kilifa génn na benn député dugg na mu mel ni kon njaw ma nga cay doosoo xam bin ba léegi jëm ci mbirum passeport diplomatique bi ak trafic bi ñu ci tudd dañuy ñëw ci Sud Quotidien yéenekaay xëtam bu njëkk Yacine dikkaat na ci gestion recette yi nga xam ne mi ngi tukkee ci exploitation hydrocarbure bi njiitu réew mi moom daal dinay teg lu toll ci ñeent ci ay commandement yu nga xam ne jàpp nañ ne buñ ci tàbbee répartition yi ak séddale gi dina jaar yoon alors trafic supposé passeport diplomatique Sud Quotidien dikkaat na ci itam député Mamadou Sall bi dóor nañu ko su mandat de dépôt ni ki démb la tëdd guddeem bu njëkk ca ndungu siin mooy ca kaso ba alors source a également dikkaat na ci xëtum bu njëkk Yacine ginnaaw mbirum trafic passeport diplomatique yooyu lu jëm ci ñaari membre Benno Bokk Yaakaar dugg nañu ci ndungu siin mu mel ni kon ñu ngi ci mu mel ni kon ak li ñu leen di toppee ci wàllu woowee doon na lu nga xam te ni lu am solo la enquête section recherche bi itam ak division des investigations criminelles dafa génnee ñaar ci ay PV yi nga xamante ni nii ci kaw teg na ko ci kaw table procureur bi ñi nga xamante ni nii également déglu nañ leen ci bu baax a baax xam naa ni enquêtes yi ñu ngi wéy ba mbir mi xam naa ni ñu koy waxee saa su ne rek dina gën a yaatu foofu ci député yooyu ndax mbirum passeport diplomatique yooyu dafa gën a yaatu diggante affaires étrangères assemblée nationale ak daanaka ci yeneen i bànqaas dañuy ñëw ci l'observateur Yacine xëtam bu njëkk dikk ci détournement au trésor mu mel ni kon mafia bi ñu ngi ko tënk ci ñeent ci ay milliards ci sunu koppar réquisitoire introductif bi nag procureur bi ak mandat de dépôt système interbancaire bi ak lu jëm ci complicité yooyu yëpp daañu ko waxtaane boo demee ci xët bu njëkk ci l'observateur dikkaat na ci ak position bi nga xam ne njiitu réew mi moom am na ko ci lu jëm ci wàllu gaz beeg pétrole bi mi ngi sàkku ci sénégalais yi ñu bañ cee addu lu bari ndax daanaka ñu ci ëpp ñu ciy wax nag nee nañ xamuñu ci dara laaj bi nag ñu samp mooy xaaj ndax am mën nañu tënk sénégalais yi ci bañ ñu bañ a wax
ci lu jëm ci seen i alalu dëkk muy pétrole beeg gaz bi président daal nee na bu ci kenn wax xaaj. dinañ ci wax de. dinañ ci wax de. nee na ñi ëpp ñu ciy wax xamuñ ci dara. loolu am na. loolu am na. kenn xamu ci dara. xam nga la mooy xam-xam. du théorie xam-xam pratique la. Sénégal bu amoon xam-xam ci pétrole. du ñu jëlee étranger ñu koy exploiter. loolu kenn du ko dëggal yaa kenn xamul pétrole Sénégal Sénégalais yi wax ci seen mais beneen bi sax moom. ñoom ñi xam ñoom ñi xam bu ñu ko xamoon laa wax. ñun ñoo koy exploiter suñu bopp. waaw mais ñu si bëri xamuñu si. non ñëpp kenn xam ko. dinañ xam mais ñoom ñoo di wax sax xamuñu ko parce que buñ ko xamoon ñoom développé nañ dëkk bi. mais ñoom bañ ko yoree ci lañ gën a delloo gannaaw dëkk bi. dof mënut a passé nga ni nit ki sa alal xamoo ko. loolu mooy dof. Sénégal ñëpp xam pétrole parce que suñu suuf la génnee. l'essentiel mooy pétrole bi njëriñ la muy am na ci ku ne gis boppam bu boobaa daa ko xam. loolu du wax bi. ba pare nee na yenn ci ay organisation arrêté di brouiller les populations jëm ci pétrole beeg gaz bi li ci wëte woon mooy nañ ko dugal fu mu war a dugg daal. mais dinañ leen brouiller xam nga lu tax. waaw ñoom ñii. askan beeku moom te buñ koy def dañuy benn société civile. waaw wax dëgg yàlla forum civil ñoom think tank Africa Worldwide te dañuy am parole pour wax ci lii. mais ñoom bu ñuy organiser seen yi non seulement boo leen laajee données ñun bi ñuy def suñu programme bi on les a demandé de données ils ont refusé. parce que ñoom ñoo joxe seen chiffres ñu aussi on peut produire nos chiffres sur la base de nos propres calculs bu ñuy organiser seen affaire yi duñu ci sax woo parce que il n'aime pas la contradiction dañuy def yëpp ba mu ñëw teg woo gars yi def festivité après jàllale ko. danañ ci wax de danañ. ñan lañu woo ci boobu lekk ndaje li ci am solo la alors société civile bi opposition beeg majorité pouvoir bi ñoom ñëpp ñoo fa waroon ndaje en tout cas pétrole beeg gaz bi moom li ci wër la woon mooy Sénégal 700 milliards la ci am at bu nekk Siré ak Fofana nee na tuuti na lool ci ku xam wàllu pétrole ak gaz waaye Macky Sall moom président de la République wax na ne lu jëm ci wàllu partage bi nañu ko def nu mu gën a amee solo mu doon nga xam te ni également xam naa dina yittel lool sénégalais yi critique ci xëtam mu njëkk Yacine ñu jeexale foofu ñëwaat na ci société nationale yi nga xam te ni jamono ji lompañ nañu lool réew mi muñ ñoo dem xëy na ci 100 sociétés yooyu Mamadou Fofana waaye la fay nekk ni détournement ak i scandale doy na waar Poste Sar IPRES Sodefitex Lonase ak yeneen scandale toujours scandale partout mu doon li nga xamante ni lu am solo la en tout cas ex honorable Mamadou Sall moom daanaka kilifa daanaka guddem gu njëkk fanaan na ko foofule ca Ndungu Siin kon Yacine 8h jot na ñu dem ci xibaar yi. lu jëm ci wàllu développement revue bi la daan ci ñëw ci nu mu gën a yaatoo ñu bàyyi leen ak Odia moom daa créé un restaurant am société nationale muy xam naa tong-tong bi. dëgg la waaw kii moom génn na xaw ma ku mu génn na bay seeñu moom bay secret. bii bi la bit leen kii waa ji dugg moom daa mel dafa xiif de kii nii daa mel. retraité yi moom ma ngay waaj a dem de. retraité. waaw mais ki kat mooy séddale ni xanaa waaj kii nommé décret en fait ce qu'il montre ici mooy restaurant société nationale yi ci biir poste finance a ngi ci poste a ngi fi ay impôt ay perception maanaam trésor ñi nga xam ne épinglé nañ leen wala tudd nañ leen ci prédation financière bi yëpp. Birame fii mënoo fee dugg de nee nañ entrée bi à une seule condition la ku nekkul directeur général mënoo fee. moo tax y a un directeur général qui sort et qui se. ma ngay raay kon la keneen ki yaakaar gi ci kanam lay doon ginnaaw xibaar yi ak Mantoulaye Thioub. aywa xibaar yi léegi lay doon nga ànd ceeg Hadj Mansour ak Birahim Diadji Touré ma di la jaajëfal Siré. Mamadou Fofana ba suba ak jàmm incha allah ñu jaabee jàll ci. jaajëf suul gaz du ko teree xeeñ dëgg la waa baax na wax. FM Sen TV juróom-ñetti waxtu asalaamaaleykum Landing Mbissane Seck ñu gën ko xam ci kilifa am na démb liberté provisoire tegg nañu mandat de dépôt bi teg woon ci kawam ndoddam mu nga tënk woon ci trafic visa yi nga xam ni moo indi woon coow trafic ci passeport diplomatique itam sabab na yenn beneen rebondissement que député bi ci dugg kaso ni ki démb dinañ wax scandale yi gën di am ci société nationale yi nekk fii ci Sénégal Poste Crédit Mutuel ak yeneen des na ko faram fàcc jàmbat ko ndax kii di économiste bi Souleymane Astou Diagne nee na du def lu dul lompoñal doxalinu koom-koomu Sénégal si ki nekku ci des na wax itam ci wàllu boobee teewul Sénégal la ngi xëy ba boppam ci am yaakaar ak yokkute te booba dafa mel ni moom xamul sax palaasam ndax bu ñu xoolee palaasam
ci ligne rouge la nekk muy ñi nga xam ne daanaka ŋàbbinu wu leer moom daanaka amuñu ko au niveau international jamono ji njiit réew mi naan pétrole bi ñu fi waaj a exploité lépp dana tegu ci leeraange tey tuumaal sénégalais bi bëgg di wax lu mu maîtriser wul. dinañ wax ci wàllu xibaar itam discours boobee ak nit ñi xalaat ci discours njiit réew bu Sénégal sport la ñu koy ndax keppe bay Anta Mboup bay ma Anta Mboup la ñu ciy àndal ak yéen kaay ak Mantoulaye ci bundoy Faram Fàcce gi ak Mouhamed Babacar Diop. Voici Trafic News. Aba. Ça va? Oui, ça va, tranquille, alhamdulillah. Mbaa sori nga boulangerie Kappa. boulangerie Kappa ak mère Maguette waaw dinaa fa dem ci kanam temps yi foofu la katina ndaganalub góor jigéen du am ci réew mi na leer sàmm jikko yi ñoo ko daal di xamle tribune yéen kaay daal di may xamal ne niki tey day daañu dem te assemblée nationale foofu sax nag daal di fay yóbbu loi boo xam ne dana criminaliser ngóor jigéen maanaam ku ñu jàpp ngay def acte contre nature yëfi góor jigéen dan lay jàppee comme reykatu nit yéen kaayub des média bi ne Sénégal kay lobby bi nga xam ne ñoo fi bëgg daganal góor jigéen lay xeexal légalisation homosexualité duñu ko nangu ci réew mi Sall mel ni ku naan leen bu leen sonn bu leen tàyyi ndax mukk réewum Sénégal du mës a nangu ndaganalub góor jigéen ci réew mi Mamadou Lamine Diallo ci 24 heures yéeni kaay ne lobby baa foor de ñayoor góor jigéen di leen sàmm ci réew mi ñoo am doole yéeni kaay bi ba tey di ma xamal ne Babacar Mboup imam Matar Sarr imam Babacar Silla ak ñamu àndal tey ci assemblée nationale la ñu jëm déposé fa loi ba député yii di Mamadou Lamine Diallo Moustapha Guirassy ak Cheikh Bamba Dièye Alioune Souaré daañu nekk ca rendez-vous ba jàppale leen ca Jamra it di woo askan wi ne nañu xamal dëgg góor jigéen yi ne leen seen lobby bi ëppul doole askanu Sénégal ak ngëm-ngëmam tribune daal di may xamal ne kilifa génn na kaso vox populi ne kilifa dafa génn kaso député Mamadou Sall dugg source aane ma député Mamadou Sall kay moom rek duggul ñaar ñu bokk Benno Bokk Yaakaar ñoo nekk ci kaso bi muy député bii di Mamadou Sall ak itam parlementaire ba woon di Sadio Dansokho juróom ci ñaawteef ñu leen koy toppee bokk na ci nag luubal ay passeport diplomatique yéeni kaay bi ne ma beneen député bi moom di Boubacar Biaye jotagul convocation source aane ma ci coowal passeport diplomatique ba tey beneen gendarme yi nga xam ni jàppoon nañu leen yóbbu nañ leen ci 8e cabinet waa section recherche ak waa division des investigations criminelles bokk enquête ba ñaar ci PV source aane ma mang ca loxol procureur ñoom gendarme yéen ca téye nag dañoo weddi mbir mi waaye waa jin te njëkkoon jàpp moo wéy di leen te tudd te di leen taxal rek libération ne ma fu nu jëm ak Sénégal ñaari inspecteur trésor yi nga xam ne dañoo luubal koppar mu toll ci ñeenti milliards juróom benn téeméer ak juróom ñett fukk ak juróomi millions yu toftal ñeent fukki junni ak juróom ñaar yu toftal téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñetti dërëm lii la ñaari inspecteurs yu trésor yi daal di luubal ku ci nekk ci ñoom lu ëpp ñaari milliards daal di nga koy lekk kenn ki diggante 2015 ak 2021 kenn ki moom diggante 2020 ak 2021 la lekk mooy ka nekkoon Ndar nga foog ni réew mi dëggul liggéeyu jàmbur l'évidence yéene kaay ne ma demal ca Tahirou Sarr ak scandale am boo maytul moom it daanu yëri mbiram scandale yaa ngay tegloo ci moom xoolal ma flan bu mamel ba nga xam ni barki démb boo njaay lañ ko jiñ suufu jàmbur évidence moo taxit daal di may xamal ne Tahirou Sarr day mi ngi ci guddi gu bër setagul critique yéene kaay daal di may xamal ne scandale toujours scandale partout scandale yi day mi ngi mel ni tulleeg maale ci réewum Sénégal société nationale yi ngay am scandale bu ci mel ni poste ña ngi fay sàcc milliards SAR ña ngi fay tudd 200 milliards IPRES Sodefitex LONASE ñu fay tudd 1 milliard ak xaaj tribune yéene kaay mel ni ku naan man du mujjee fenn de yile scandale boo moytul du mujjee fenn ndax itam bari na fi ñu fi defoon scandale waaye dafa mel ni nguur gi daf leen di jàppale gestion sobre et vertueuse bi moo mujjee gestion bu ànd ak coupe scandale waaye scandale yoo xam ne gars yi dafa mel nag dañ cay génn tribune daal di may xamal ba tey ne beneenu scandale mi ngi nii de commerçant ya nekk ca caaroy gaar nee ñu teer bi daf leen teree liggéey seenug bakkan lan ca gar direct news daal di may xamal ne yëngu-yëngu yi daal dinay amati ca UCAD gannaaw étudiant yi ñay liggéey ca UCAD ñoo tàmbalee mere ba futtu directeur ba te boo moytuwul daañu soobu ci fitna gi kañ lay jeex président Macky Sall ci tribune yéeni kaay mel ni ku naan ñu léegi rek gaz beeg pétrole bi léegi mu tàmbalee génn te séddale mi it léegi mu tàmbali ci réew mi Dakar Times ne laataa loolu Macky Sall daal dinay ànd na ci ñu daal di xoolaat SAR waaye itam xool ne séddalee mbir yi critique yéene kaay dama ca wàllu pétrole ma Macky Sall lañ ca séddale ga bëgg na kenn bañ ko wumpale ñëpp am ko l'enquête quotidien daal di may xamal ne séddale bu wuuteeg séddale mbukki la Macky Sall bëgg ci pétrole beeg gaz bi fii ak fanweeri at lu toll ci juróom-ñaari téeméeri milliards ci recette daanu ko am atu yàlla sàkk ci pétrole beeg gaz bi Macky Sall waaye ne déet buñ gis pétrole beeg gaz bi bay laaj yokkuteem salaire du am ci réew mi vox populi ne ñaar fukki milliards yu teg
daañu ko am fii ak fanweeri at ci pétrole beeg gaz bi directeur général bu Petrosen xamle ni juróom-ñeenti junni ak ñetti téeméer juróom fukki milliards daañu ko am ca Grande Tortue juróom-ñetti junni téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróomi milliards ca Sangomar ñetti junni ak ñaari téeméer ak ñeent fukk ak juróomi milliards ca Yaakaar Teranga lépp luy laale koom ci réewum Sénégal directeur général bu Petrosen ne daañu amuk yokkute le quotidien ne Macky Sall daf caa xalaat ba xalaat ñi nga xam ne ñëwaguñu téeméer boo jël ca lay génnee ca pétrole ba juróom-ñeent fukk ya daañu ko def ci budget bi waaye fukk ya dañ koy dencal génération yi ñëw Birahim Seck forum civil ci 24 heures yéene kaay ne wax ji neex na lool waaye déggoo ak diisoo ko gënoon laataa ñu doon jël génn ak dogal ci pétrole beeg gaz bi dañoo waroon a waxtaanu pencoo ndax ñoo ko bokk te nee ñu askanu Sénégal la ñuy défendre seeni intérêt waroon nañ leen xamal dëgg-dëgg lay tukkee ci pétrole bi ñoom askan wi lan cay am ak yokkute gën cay gis source a mel ni ku naan koon suba yàlla la ndax kenn xamul fooy mujjee yéene kaay bi ne ma maire bu dabali gannaaw ba mu jëndee oto yu dul jeex ay motoog lépp loo xam ne dina waajal campagne am préparé ngir waajal élection locale yi ab crise la daal di am faatu ci saasi looloy jaam ak pexem yàlla ak dogalam bu leen fàtte ni coronavirus moom it mi ngi ci réew mi te day faat yendu leen ak jaam mbokk yi coronavirus mi ngi ci réew mi te day faat